salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñu bëgg a wax rek ci mbiru Guy Marius Sagna ci arrestation bi nga xamante ni c'est une arrestation arbitraire ñu arrêté ti ko parce que arrêté nañ Guy Marius Sagna moom loolu mooy géej gi am na ndox parce que li ko waral mooy président bi fi nekk di Macky Sall depuis bi mu faloo ba léegi en 2012 dafa bëgg a installer un régime dictatorial. Régime boo xamante ni ñëpp dañuy ànd ak moom lu mu def baax na wala baaxul ñëpp dañ naan gongo mu mel ni ñun ay jaam lañ bëgg a jël buum takk ko suñu baat di ñuy diri képp koo xamante ni da nga ànd ak moom lu la neex mën nga ko def te dara du la ci fekk képp koo xamante ni ànd ak moom yow ci sa ay droit la lay fekk daal di lay jàpp jaay la doole teg un état policier. État policier mooy état boo xam ne yow da ngay jël sa ay forces de l'ordre gendarmerie ak police pour ñuy réprimer nit ñi di acharné wu ci kaw nit ñi di leen jàpp su fekkee dañoo war a marche dañoo war a def manifestation nga xam ne loolu droit fondamental la nekk droit constitutionnel danaan fii kenn du fi marché jàpp la yóbbu la ca procureur am bi nekk ci parquet ba di Bassirou Gueye mu jaay la doole dugal la ci kaso bi. Donc loolu lañu gis Sénégal te procureur am boobu noonu di Bassirou Gueye am na ay bandits de grand chemin yoo xamante ni ay corps de contrôle ñoo leen épinglé ne dañoo sàcc xaalisu Sénégal am na ci koo xam ne rakki Macky Sall la moom Macky Sall ñoo bokk ndey ak baay tur nañ ko ci 6000 milliards mujjul fenn rapport ba ma nga ca tiroiru procureur parce que am na benn groupe de presse boo xam ne dafa crédible ñu koy tuddee BBC. ñëw na ba Sénégal def ay enquête am moo journaliste am bu ñu tuddee Mayeni Jones nekk koo xam ne Nigérian la waaye ma ngay liggéey ci BBC enquête yi bi mu ko defee mëne ko gis nañ ne Aliou Sall mook Frank Timis luubal nañ xaalisu Sénégalais yi lu toll ci 6000 milliards muy juróom benn junney milliards loolu nekk xaalis bu bëri boo xamante ni mën na tabax ay hôpitaux mën na tabax ay tali mën na defar ay tabax ay école nga xam ne abri provisoire dootu fi amati mën na tabax ay université ak yeneen yoo xamante ni dont on a besoin yi nga xam ne ñun soxla nañ ko donc benn nit boo xam ne moom daf ne rakki Macky Sall rek la rakku président de la République moo am droit moom sàcc xaalisu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi sonn ba bëgg a dee ñu ngi xiif sax te mënuñoo lekk bëri na soo demee ci àll bi di nga fa fekk ay sénégalais yoo xamante ni pour ñu lekk c'est tout un problème boo demee ci Dakar ci banlieue bi nga dem dans les régions partout di nga fekk ay nit ñoo xamante ni extrême pauvreté moo leen di bëgg a yóbbu àllaaxira léegi kooku moom kenn defu ko dara parce que c'est le petit frère du président de la République am ñeneen ñoo xam ne ay corps de contrôle ñoo leen épinglé jël rapport yóbbul ko procureur de la République mais procureur moom du autosaisir pour ubbi enquête xool xaalisu sénégalais yooyu ñooñu fan lañ ko dugal mais parce que ñooñu Macky Sall lañ àndal te moom Macky Sall moo ko teg foofu ci parquet ba uniquement pour muy def répression di acharné wu ci ay simple citoyens yoo xamante ni c'est des citoyens lambda des honnêtes citoyens nga xam ne lu ñuy def seen droit la ñàkk ànd ak Macky Sall ak gis loo xam ne dañ ko war a dénoncer ci réew mi di ko dénoncer ak ay bandits yoo xamante ni c'est des trafiquants de faux billets trafiquants de passeports diplomatiques nekk ay député ñu élire leen ñu dem ca assemblée nationale war di voter loi yi di joxe le bon exemple defuñ loolu mais dañoo nekk ay bandits de classe exceptionnelle ñooñu kenn du leen def dara léegi nag Guy Marius Sagna moom deful détournement de deniers publics agressé wul nit rayul nit violé wul nit Guy Marius Sagna nekkul trafiquant de faux billets Guy Marius Sagna masul def luy yoon di tere Guy Marius Sagna ku yaru la ku discipliné la masul wax ba saaga masul wax ba wax ju ñaaw masul wax ba vexé nit masul ñàkkee nit teggin kooku nekk nit ku baax nekk exemple ci wàllu patriotisme di xeexal réewam képp koo xamante ni dañ lay néewal doole soo ñëwee wax ko Guy Marius Sagna dina ànd ak yow def li nga xam ne seen droit la muy droit fondamental droit constitutionnel muy manifestation parce que nit bu nekkee ci réew bu amee lu ko naqari dafa rafet dafa jaadu
mu génn exprimer wu loolu mooy démocratie loolu mooy tax réew mi jëm kanam waaye jiite réew ne kenn du la contre yow doole rek ngay utiliser te doole jooju yow moomoo ko doole ji ñun ñoo ko dajale ñun ñëpp ñoo dajale suñu doole jox la na la am nga jël doole jooju ñu la dénk ñu contre la ni ngay doxee ak ni ngay doxalee àndul ak lu taxoon ñu fal la nga ne kenn du ko fi waxee ku ko fi wax dinaa la jàpp man ak sama justice man ak sama ay policier man ak sama ay gendarme toroxal la néewal la doole. Guy Marius Sagna lenn rek lañ koy jàppee mooy bëgg réewam di jàppale waa réewam di taxawu ñi nga xamante ni dañ leen di néewal doole loolu rek lañ koy jàppee te Macky Sall lu ñuy def nii ça ne sert à rien dafa mel ni Macky Sall moom dafa nesee nekk boroom xam-xam wala ñi koy conseiller ñoom nekkuñ ay bons conseils quoi duñ ko jox de très bons conseils parce que buñ ko doon jox conseil yu baax Guy Marius Sagna ak yeneen activistes yëpp ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Assane Diouf ñoom Clédor Sène ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñoo xamante ni c'est des lanceurs d'alerte ak ñoo xam ne ay chroniqueurs lañ nekk ci yenn plateau yi nga xam ne dañ leen di jàpp sax di leen tëj comme le cas de Pape Ndiaye chroniqueur judiciaire ñooñu maanaam tëj kaso bi ak xoqatal bi intimidation quoi ak ay menaces loolu taxul ñu dellu ginnaaw ñoom parce que heure boo leen jàppee tëj leen ci kaso bi suñu génnee dañuy delluwaat au front di xeexal Sénégal ku ci mel ni Guy Marius Sagna mais tëjam bi gën a métti bi gën a arbitraire mooy bi mu demee di marche dem ba ci Giri Palais ba laal Giri Palais bi ne courant bi dafa cher il n'était pas armé Guy Marius Sagna menacé wul woon ordre public bi garde présidentielle bi ña nga fa woon armé nag ba bëgg a dee xam nga garde présidentielle moom bu ñu armé wul ñu laaj leen ko kooku ñu jàpp ko toroxal ko néewal ko doole yóbbu ko kaso camp pénal bu Liberté 6 fa ñuy denc terroriste yi isolé ko summi ko di ko humilier def ko comme ni ko yaayam juree woon ci lan ci manifestation ñëw laal Giri Palais bi ne courant bi dafa cher mais est-ce que loolu jar na ko kon kooku comme que loolu lañ ko def mu génn continuer waat nekkaat ci combat yi heure bu dund gi cher mu ne dund gi dafa cher heure bu ñu nangoo suufu ay baykat ñoo xam dañoo néew doole mu dem ànd ak ñoom di manifester te manifestation yu pacifique la il n'est pas violent nga koy jàpp di tëj kaso heure bu génnee demaat mais kooku yow doo ut beneen stratégie mais yow toujours tu fais la même chose moom tamit mu ngi delloowaat buum ca mboy mboy ga mais tëj bi est-ce que c'est une solution kon fu mu nekk nii est-ce que jotul tey le président Macky Sall delloowaat xelam def ni Macron def bërki démb dalal ay activistes africains la société civile africaine bu nekk France waxtaan ak ñoom te Macron il est humble ñëpp xam nañ ko parce que déglu na ñëpp ku nekk wax ak moom mais lan moo tax Macky Sall ak suñu yenn président africain yi ñu mënuñoo def loolu suñu gisee seen ay doomi réew am lu leen naqari ñi taxaw di ko kaas di marche di manifester di indi ñëw mais oo leen ci palais ba nga toog ak ñoom nga waxtaan ak ñoom laaj leen ne lan mooy seen problème nga déglu leen considérer leen comme sa njaboot parce que yow mënoo nekk président war a nekk ndey ji seex parce que ndey ji seex njaaxaanaay lay tëddee ba pare nga ne man ku ma contre lenn rek laay utiliser mooy doole damay dóore damay tëje damay menacer su ma génnee damay def intimidation damay yebal sama gars yi ñu dem ci télévision yi di saaga nit ñi damay jël ay opposants yu mel ni Ousmane Sonko di leen teg ay deal di leen dugal ci affaire yu mërs ba fukki xale ak ñeent dee ci mais loolu du stratégie bi mooy yow tu es le président de tous les Sénégalais oyofal xam nga amal humilité di déglu sa jeunesse su réew parce que ñëpp mënuñoo ànd ak yow tamit ñëpp mënuñoo kontaan ci yow soo gisee ñoo xam ne kontaanuñ nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom jox leen la parole ñu exprimer wu lu nekk ci seen xol ak seen xel
ñu génnee ko nga waxtaan ak ñoom su fekkee mën nga ci trouver ay saafara nga saafara ko soo ko mënut nga xam ne mënoo saafara lépp mais naxanteel ak ñoom. mais gis nga jaay doole mënul faj dara mënu kaa faj. gis nga répression bi nga xamante ni moom lay Macky Sall di mëne mu ngi ko gën a taral depuis bi événement mars yi passé bi ñu bëggee jaay Ousmane Sonko doole tëj ko ci kaso bi ci la dem changé au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire jëlee fa ki nga xam ne mooy Jean-Baptiste Tine nekk koo xam ne il est digne parce que mu ngi ko doon sant loo xamante ni du ko def di yàq deru gendarmerie maanaam di réprimer manifestants yi ba pare def recrutement boo xamante ni dafay jël ay nervis yoo xam ne ñoom ñoo doon dóor nit ñi ci manifestation yi bii Macky Sall di def soi-disant tournée économique am bi tamit ñoo doon ànd ak Macky Sall di dem Fouta di dóore di dem Saint-Louis di dóore di semer la terreur ci dëkk bi mu waxoon général bi mooy Jean-Baptiste Tine pour mu dugal ñooñu gendarmerie Jean-Baptiste Tine bañ mu anticiper retraite am toroxal ko indi Moussa Fall pour mu defal ko sale boulot police tamit mu teg fa son homme de confiance mais gis nga président Macky Sall dafa mel ni moom dafa am lu mu umpale quoi gis nga président yi la gënoon a ëpp doole même avant président yi sax mën nañoo commencer sax ca temps yi Firawna ku amoon doole la xam nga lan la daan wax ana rabbukumul a'la man mii maay seen borom am armée bu ngand maîtriser Égypte yépp jàpp waa bani Israël noot leen def leen ay jàmm benn xale boo xamante ni ma nga juddoo ca bani Israël ñëw yaroo kër Firawna moo renverser pouvoiru Firawna te Firawna moom jiitalu doon dialogue pour waxtaan ak Moussa xool nan la ñuy def ba trouver consensus parce que Moussa li mu ko waxoon def na ko il faut juste libérer waa bani Israël pacifiquement nag parce que yàlla daf ko waxoon moo ko Haaroon na ko izhaba ila firawna innahu taxa fa xulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha dem leen ca Firawna ndax dafa beew day oote na moom yàlla la su ngeen demee nag kilifa la waxtaana leen ak moom dans le calme xam nga jox ko ci respecté ko xam nga ndax mu xaw a ragal wala mu tiit wala mu waaru kon Moussa bu muy ñëw moom pacifiquement la ñëwee pour waxtaan ak Firawna ci njëkk ak teraanga Firawna utiliser doole di ngand lu yow man ngay fontoo dinaa la rey dinaa leen massacrer fan la mujjee mooy Moussa daf kaa toroxal avec l'aide de Dieu bu négocier woon xëy na consensus dina am te du demee noonu léegi boo passé Firawna am na yeneen président yu am doole nekkoon ay dictateurs yoo xam ne Macky Sall gis na leen nii fekkee seen reñ ñii mu jàng seen reñ ay Mobutu récemment Ben Ali Tunisie Hosni Moubarak Égypte ak ñeneen ñoo xamante ni ay dictateurs yu soxor lañu woon mais seen waa réew bu ñu xëyee benn jour ne ñii nañ fi jógee mais dañ faa jógee te ñoo ëppoon doole foofu Macky Sall man Sénégal ñaanuma yàlla loolu am fa de dama bëgg ñu bàyyi Macky Sall mu continuer ba 2024 mu organiser des élections libres et transparentes te maa ngi ñaan ñi nga xam ne jege nañ ko ak ñi nga xam ne bëgg nañ ko ñu conseiller ko loolu te conseiller waale ko ne ko Ousmane Sonko mi muy xeexal nii ne dina ko éliminer coûte que coûte tout sauf Ousmane Sonko di def ay pexe pour kooku bañ a nekk candidat mu teg loolu yëpp ci suuf loolu mooy indi jàmmu Sénégal loolu lañ koy ñaanal mais ñaanaluñ ko sax ay soulèvement populaire am nit ñi di exiger son départ loolu ñun ñaanuñ ko yàlla Sénégal parce que masu faa am te bëgguñ mu am ñun ay alternance yu set lañ bëgg yu set wecc parce que am na ñaari alternance yoo xam dafa set wecc macha allah waaye gis nga doole ji muy jaay ak répression yi muy def nii loolu ça ne sert à rien ndax peuple sénégalais bi tey bu déterminé woon génn ñaari fan ne Macky Sall lañ bëgg mu jógee fi amul général Moussa Fall amul ma Demba Fall amul ma Khoudia Fall Mbëndumbe Fall ak ma Khoroja Fall ak
ma siga faala ci yam indil armée française ñu jàppale la indil armée bu États-Unis ak armée yu nekk ci sous-région bi yëpp ba xam ndax ñoom bu ñu déterminé peuple bu déterminé jóg ne président bi na fi jógee ndax ñooñu mën nañoo dékku peuple boobu noonu xanaa ñu arrosé ñu bëri ray ci ñu bëri te mënuñoo ray ñëpp loolu nag yàlla bu mu am Sénégal ñaanuñ ko yàlla mais exemple rek lañ lay jox monsieur le président mooy nga jiital dialogue jiital waxtaan jiital négociation di jéggale di jëlale jéem a tëddee njaaxaanaay mais mënoo nekk njiit ba pare far ñi ànd ak yow lu leen neex la ñuy def dara du la si fekk ku àndut ak yow nga jàpp ko di ko toroxal di ko néewal doole jël ay nit di leen tëj ci kaso te defuñ dara est-ce que loolu lu jaadu la te tooñ baaxul